yéen jigéeni réew mi yaa ngeen jëf ni gàcce ngalaama. jërë ngeen jëf yéen waa Italie jërë ngeen jëf yéen waa Brescia maa ngi leen di sant di rafetlu tànn bi ngeen ma tànn boole ma ci parrain wu bis bii di 1er mai yéen jigéenu Brescia yi ngeen koy organiser. maa ngi sant maire Soda War ne moom la ñu doon coordonner di sant it Anna Samaté di jégalu ci ñàkk ñëw bi ñu ñàkk ñëw alors xam ngeen ne boobaak léegi man Bougane Gueye Dany ak ñi ma àndal ci gëm sa bopp ñu ngi wër Sénégal on a fait 37 000 on a fait 37 000 kilomètres on a terminé le 29 avril muy coono bu ñu jànkonteel tàngoor métit ak lu nekk waaye Sénégal jar na ko yéen jigéen ñi kenn amul seen fay nde man dund naa bitim réew xam naa seenuk njàmbaarte xam naa ni ngeen di dimbali seeni borom kër xam naa ni ngeen farloo ci seen wàllu liggéey waaye xam naa it ni ngeen di dimbalee waa Sénégal yéen immigré yi xaalis bi ngeen di dugal Sénégal ëpp na 2000 milliards kon considération bu am solo la nit ñi war a am ci yéen rawatina nag yéen jigéen ñi nga xam ne lu nekk yéen a ngi lu nekk yéen a ngi koy def ngir taxaw seen borom kër ngir dimbali seen i waa kër ngir dimbali seen njaboot fii ci Sénégal ndaje ñi bëggoon naa cee teew lool waaye Boubacar Seye mu ngi foofu ngir daal di ma fay teewal ngir daal di joxe sama kàddu li ngeen ko xamee lii jëm ci wàllu li ñuy wër ñun di waxtaan ci réew mi mu di gëm sa bopp jubluwuñu ci lenn tey leeral it ne gëm sa bopp du parti politique gëm sa bopp yéen waa bitim réew yéen ci gën a yeeyoo gëm sa bopp yéen ku koy wax daf leen ci fekk ndax yéen jigéen ñi sax laay gën a wax gëm seen bopp moo tax tey ngeen fexe nu ngeen fexe bay mën di demal seen bopp gëm sa bopp xalaat la gëm sa bopp gis-gis la gëm sa bopp philosophie la ngir wax sénégalais bu nekk ne fa nga toll ak la ñuy liggéey ak loo mën a doon ak loo mën a nekk yow xale bi nga xam ne da nga nekk ci Sénégal wala yow sénégalais bi da nga am importance loolu la ñuy wër di waxtaan ak askan wi gëm sa bopp amul lenn politique waaye soññ askan wi la ci wàllu liggéey te yaakaar naa ni liggéey ku koy wax yéen ñi nekk bitim réew yéen ci jiitu ndax Dóor waar rek ngeen di def te man mi xam naa ci dara ndax dëkk nekk naa bitim réew nekk naa immigré comme yéen donc xam naa jafe-jafe yi ngeen di dund xam naa aussi li ngeen di jànkonteel bisu 1er mai bi di bisub liggéey maa ngi leen ci sant yéen jigéen ñi rawatina yéen jigéenu Brescia maa ngi leen ci gërëm ci tànneef gi ngeen tànn tey ngir waxtaane ci ëllëgu jigéen ak liggéey bi jigéen yeeyoo ci biir société maa ngi leen di sant di ñaan suñu borom taxawu Sénégal di ñaan suñu borom ubbil baabu wërsëg ubbil xéewal Sénégal ba kenn ku nekk mën caa gis boppam jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jox rendez-vous bu yàggul yéen waa Brescia yéen waa Italie jërë ngeen. Nous sommes heureuses de vous compter parmi nous ce soir pour célébrer ensemble la journée de la femme. Oui, la femme. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour renforcer les liens de solidarité entre femmes et permettre à toutes ces battantes qui sont là de mieux se faire valoir dans la vie active qui est une première à Brescia. Nous remercions toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés depuis le début. Des remerciements particuliers à Madame notre coordinatrice Soda War. Maintenant, nous donnons la parole à Soda War. Assalamu alaikum mbokki Brescia ak li ko wër maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak ci xat-xati jamono ak dérangement bi ñoo ngi leen di balu ak bu baax a baax di leen baal ak di jaajëfal ñépp ñi nga xamante ni nii teew nañ fii nga xamante ni nii mooy San Paolo ci wootaayu jigéen ñi nga xamante ni ay association yu dajalanu booloo bëgg a boole Brescia muy benn ki ci mel ni ASBP nga xamante ni moo yoroon initiative bi
ni dañu bëgg a organiser journée de la femme ñu ni ko organiser ko ñun dong ñeneen organiser loolu day mel ni woote gi ni wootoo ak benn du dëgg ci ñun kon nan boole ñëpp àndandoo def benn journée bi biñ ko wootee tamit jigéen ñëpp rafetlu ko macha allah mais am ñoo xamante ni tamit seen baat rawoon na leen lool ñu duggoon ci feet ñu ni ba déwén ak jàmm ñu ñaan yàlla fekkee ko déwén mais ku mel ni ASBP ku mel ni association bu Gardonné ku mel ni bu Lumezane association des Lébou de Brescia les femmes dynamiques waa Castiglione ànd jëf bu Brescia ñun ñëpp àndandoo ko ñoo ànd bis bi nga xamante ne nii moom la ñuy def nii di ci jaajëfal ñëpp nag nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni ñoo ko jiite ku ci mel ni Anna Samake mënumaa wax te taxawuma foofu parce que rôle bi mu ci joué ñi nekk ci panel bi yëpp xam nañ ko man damay wax ne bu dul woon moom affaire bi du agsi fii ndax day defar ba ma rus man macha allah taxawaay mi rafet na ñu mel ni soxna Ngom bu ànd jëf vraiment taxawaayu ñëpp kenn mënu ko kenn ku nekk taxawaay bi nga ci taxaw vraiment da ngay sax rus di mel ni Nogoy Diop Sophia bu Gardonné Zeyna bu Gardonné Sonia Dieye bu Gardonné Fama Cissé bu Castiglione Anta Babou bu les femmes dynamiques Yaxara mi nga xamante ni nii ñëpp nee nan mooy li nga xamante ni moo ficelé ñëpp moom it kenn demul mu des mooy présidente bu Lébu yi Soxna Jaara bu Lumezane Fama Gueye ñoom ñëpp àndandoo wax dëgg yàlla taxaw affaire bi ba nga xamante ni nii ak Ami Sarr taxaw affaire bi ba tey mu toll fii kon balaa ñoo def dara il faut ñu wan leen ni liggéey bi ñii ñoo ko taxaw woon wax dëgg yàlla du guddi du bëccëg suba ak ngoon su ma ci jógee nag ma dalal sunu gan yi nga xamante ne nii macha allah xat jamono temps bi ni mu mel mais teewul ñu bàyyi seen yitte yépp ñëw consul ñu ngi lay jaajëfal di la dalal ci sa biir kër teg ci ki nga xamante ni mooy Boubacar Seye bi ñu koy invité mi ngi Espagne mais entre temps mu dem fi ba Sénégal mais ba mu demee Sénégal teewul rek mu ni man comme que da ngeen maa invité mais dama am soxla Sénégal mais nu ma mën a def dinaa fexe ba ñëw vraiment moom it mu def déplacement tey biñ ci guddi la jóge Sénégal wàcc Paris tey fexe ba ñëw fii te 3 heures ci salle bii la ko fekk kon Boubacar jërëjëf Boubacar bu Horizon Sans Frontières merci beaucoup di ci teg ki nga xamante ni nii mooy Moustapha Fall bokk ci ñi nga xamante ni fii la dëkk ci dëkk bi tabarkalla macha allah moom it bi ñu ko invité tagu ci baat moom it 3 heures la fi ñëw Ibrahima Ñaan woote na nee na mi ngi ñëw soxna Awa Kane bokk ci ñun vraiment di ci daw guddi bëccëg suba ngoon di liggéey ci wàllu assistance sociale moom it mi ngi nii toog ci taabal ji Awa bisimilah. di ci teg ki nga xamante ni mooy nekk ci fii ci sama droite di Baye Diouf ku ko xamul tamit dégg nga ko muy dox lu baax ci askan wi information bu mu dégg fexe ba askan wi jot ko ndax xam ni dañ koy jariñoo mu def ci kéemtalaay kàttam wax dëgg yàlla Baye Diouf merci beaucoup te situation demee na woon noo xamante ne ni mënoon nga fi bañ a toog mais merci ci sa grandeur ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi ci teg Cheikh Niang ki nga xamante ne nii kenn mënu ko situer fenn ndax lépp lu Brescia di organiser mi ngi ci biir di ci dox lu baax nekk puso ci biir Brescia di ci dox di ci wax grand Cheikh merci encore une fois di ci teg sunu président damay wax Mbaw jaajëf parce que mënoon nga ni ñii ay jigéen lañu wala nii naa mais saa yu la yëkkatee nga jóg ñu ngi ci teg tamit El Hadj Mbow macha allah moom it mention spéciale tamit jaa ngeen jëf di jaajëfal képp koo xamante ni nii association la ba ñu invité la nga ñëw ci bis bi kon sans plus tarder
ma delloo micro bi ñi nga xamante ne nii ñooy waa communication ñu continuer li nga xamante ni ñoo leen doon def di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni nag ñoom la ñu marraine bis bi Soxna Diarra Fam dafa nekk Sénégal moom it li ko tee ñëw ku ne xam na ko muy loolu ñu xamante ne doxi na ko woon mu am leneen lu mu war a dox ci diggante bi looloo tax ñëwul mais vraiment tamit ñoo koy sant di ko gërëm ndax na mu jële woon cër bi wax dëgg yàlla kon ñoo ngi sant ñëpp sponsor yëpp xam naa ñi dañ leen lim après maa ngi jéglu bu baax a baax jërë ngeen jëf. di sant jigéen ñi nga xamante ni si itam bàyyi nañ seen yitte ñëw jàpp ci bis bi lépp rek di bisu jigéen ñi ndax ku gis salle bi ni mu mel xam ne lépp jigéen ñi ñoo ko defal seen bopp ñoo doon yëkkati seen ay chaise ñoo defar seen ay table bis bi mën naa ni fi mu yegg si rek mën naa ni les femmes des associations ñoo taxawaay bi mu rafet kaar macha allah. donc di wax ne crise économique bi tax na famille yu bëri wax dëgg yàlla di dem ci assistance sociale yi di fa ñaan ndimbal ndax crise bi non seulement dafa nekk ci famille italienne yi masamaak nag ñun ñi nga xam ne ñun ñooy couche yi gën a invulnérable donc bu ñu demee dugg ci assistance sociale yi bu ko defee assistance sociale yi bu ñu gëstoo ne xam ne ay xale ñu ngi nekk ci biir famille bi bu boobaa ñoom dinañ jéem def seen i gëstu ba nga xam ne bu ñu xamee ne xale bi vraiment comme couche vulnérable la pardon donc ñu gëstu ba nga xam ne peut-être yaay yi mbala papa yi mënuñ koo yore ñu nuñ koy waxatee dénoncer affaire bi au niveau du tribunal beneen affaire bi mooy ñu dem école buñ demee école am yenn melokaay yi ñu mel buñ yeggee école bi aussi mun na déclencher benn aussi dénonce boo xam ne tribunal mun na cee jot beneen bi mooy famille yi peut-être jëkkër ak jabar am problème bi yegg ba ci carabinieri yi parce que soo dóoree sa jabar mu gaañu mu dem hôpital donc ils sont obligés ñu dénoncer te bu ñu dénoncer famille bi bu ñu xamee ne ay xale ngi ci foofu aussi tribunal bi mun na jël ay matuwaay donc te li ñuy jël ñetti façon matuwaay la ndax bu ñu demee ba xool ne xale bi il n'est pas protégé ñoom dañuy jël xale bi yóbbu ko ci famille de pronto intervento lañ koy wax te en général famille pronto intervento yooyu li ci gën a bëri tubaab lañu du ñu ne sax li ci gën a bëri ay tubaab la ñu doon ndax amul benn famille sénégalaise tey boo xam ne dinañ nangu xale sénégalais yi di leen ko jox loolu amaguñ loolu donc ci famille tubaab yi lañ leen di dugal bu ko defee nga nekk di daw ci ay avocat di daw ñu dem audience bu ko defee ñu xool ne yow famille bii munul yore xale bi ñu jël ko afidaare ko. tey da ngeen wax ne da ngeen woote journée de la femme ñu siy kontaan ndax xër la maanaam ndax man li ma jàpp mooy bés bu nekk journée de la femme la ndax sans yéen existence doomu aadama mënta am yéenay yaay comme ni ma ko waxee woon sànq yéenay pàpp yéenay soxna yéenay rakk yéenay lépp bu kër amee jàmm it yéen la kon moment yi nga xam ne dañ fiy dajale mu ñu àndalook du l'utile à l'agréable maanaam luy jariñee ak loo xam ne maanaam da ngay féxe sa xol lu mu bon moment bi nga xam ne dañ siy def utile ñu am tuuti dégg-dégg ba bu dee benn wala ñaari kàddu sax nga mën ko see jël kon xam nañu ne suñu société ñun dafa basé sur la femme ndax kër barki démb rek maa ngi koy faral di waxtaan ma ne kër mari day taal yàlla na yéex mais wallahi azim parfois góor gi njëkk dem moo gën jigéen ji dem ndax importance boo leen am ci biir kër te loolu képp kuy doomu aadama xam nga ko journée de la femme bi nag tàmm nañ ko di ko feete ñun ñëpp à travers 8 di marzo yàlla def na it bisu 8 di marzo boobu suñu borom dogal li nga xam ne dogal na ko ba ñun ñu ci bëri demoon Firenze ci loolu it ñu xam ne ñun li ñu gëm mooy yéene boobu nga xam ne am nañ ko suñu société sénégalaise am na ko ci yéen muy jigéen mooy base famille ndax jigéen bu baaxee famille ba par force day baax kon loolu dañ koo gëm ba nga xam ne dañuy sant di leen gërëm ci bés yi nga xam ne da ngeen koy faral organiser ñu ci jox kàddu ñu indi ci 2 ba 3 mbir yoo xam ne soxna Awa Kane mi nga xam ne moo tàmbali woon ibbi ko te it ñuy nuyu
di leen sant di leen gërëm si lii nga xam ne yéen a ngi koy jéem di ko def di ko dox muy fexe ba mbooleem jigéen ñi nekk Brescia ànd nekk ndoo benn di yëkkatindoo di tegandoo kon loolu yàlla na leen yàlla jàppale ba fa ngeen ko bëgg a àggale mu àgg fa te benn seytaane bañ see dog si loolu dafa am ñaar ba ñett yu mu wax dafa ne jigéen ñi formation si li muy wax rek laaj tibb ndax temps bi dafa gàtt te wax dëgg yàlla bëri woon na lu ñu préparé si wàllu mbir yoo xam ne souvent dafa leen di intéressé yéen ñëpp te ñu si bëri ump ko si mais ñaar yi nga xam ne yëkkati na ko dañ koy jéem a développé suñu kéemtulaay kàttan muy lan dafa ne jigéen ñi formation ndax wax dëgg yàlla parfois lenn li si ñun si góor ñi la mais leneen li si yéen la ndax mënuma comprendre nit am benn niveau lu mu bon niveau damay wax ne boo amee niveau BFM kese boo ñëwee si réew mi waroo toog rek di xoole war ngaa jéem a fexe gannaaw li ngay aar famille bi nga jéem a jàng ji ndax si jàng bi si ngay mën a amee formation si ngay mën a aussi aar sa famille muy jéem a di sécuriser say doom ndax doom yi ñooy futur bi kon formation yooyu maa ngi doon wax soxna Awa Kane dinañ si dox ay jéego ànd kook sëñ Ibrahima mi ba lépp loo xam ne xam nañ si loo xam ne dana ayutaare kenn si suñu jigéen ñi ñenn si suñu jigéen ñi nga xam ne bëgg nañu jàngaat ñu jàppale leen si ba ñu toll si ndax jàng du wees ndax it xam nañu ne monde bi ñu nekk nii rawatina Italie gi ñu nekk nii dafa am crise boo xam ne nekk na fi te jógu fi nduróo na nag jógu fi mais jógu fi te loolu li ñu siy génnee rawatina ñu yéen jigéen ñi mooy yàlla dimbali leen ba ngeen am des formations de telle sorte que di ngeen mën a jàppale seen bopp jàppale seen famille ndax actuellement monde del lavoro dafa nekk monde boo xam ne dafa sélective maanaam dañuy gis ne am nga capacité ñu jël la amuloo capacité du ñu jël kon ñoo ngi leen di ñaan jigéen ñi nga xam ne mën nañ ko ñu góorgóorlu ci formation yooyu ndax mi ngi fi am na yu fi nekk yoo xam ne ku ci jàpp ëllëg da nga mën a am ay débouchés yoo xam ne dana la gën a jàppale te it bu dul loolu kese damay wax ne dëkk boo fa nekkee te mënuloo communiquer ñu dugal la ci pax dafay yomb loolu damay alecaare wu directement ci li nga xam ne da ko doon wax ci xale yi seen jàng yéen ak seen mën leen suivre dafay tax ñoom bu yàlla dogalee ñu mën a réussir ci dëkk bi te dañoo war a réussir ci dëkk bi ndax fi la ñu bokk damay dégg benn su mag ci ñun dafay faral di wax ne ay doomu sénégalais lañu mais duñu ay sénégalais loolu yéen ñëpp kenn ku nekk war na ko def ci boppam di ci góorgóorlu ba de telle sorte que ñoom ñu bokk ci réew mi. maa ngi man Boubacar Seye maa ngi nuyu ku nekk di sant ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant avant may féliciter jigéen ñi pour cette initiative alors damay def ni ñëpp damay nuyu suñu kilifa madame le consul général bi nga xam ni tey mën naa wax ni c'est une fierté pour man ma bokk ak moom ce plateau sànq sax laa xam ni elle est de Brescia kon tey dafay nekk pour man contenté bu rëy di remercier aussi kenn koo xam ni mën naa wax ni suma mag la suma xarit la su ma ñëwee Brescia keroog moom moo fi indi moom mooy Baye Diouf qui est une fierté de toute la diaspora di remercier jigéen ñi pour cette belle initiative parce que ñun dañu wax ni dinañ ci dugg léegi ci thème bi il faut que mu am un statut juridique indépendant ci jigéen ñi diaspora bi parce que dañ leen xaw a stigmatiser tuuti dañ leen xaw a fàtte loolu mu nekk suñu combat ñun ci Horizon Sans Frontières ba tax na jotaay yu demee nii suñ ma ci woowee biñ may woo keroog maa ngi Madrid di delluwaat Dakar mais man immigré laa donc moi je n'ai aucun mérite suñ ma woowoon su ma mënee dox ba suba teel sax damay ñëw fii man Espagne laa dëkk je suis un immigré bi ma amee 20 ans laa commencé immigré laa génn Sénégal kon tey suñ ma woowee ci jotaay yu mel nii
dama ci am cawarte di remercier bugguma lim parce que keroog bi ma ñëwee Brescia dama wax ni man j'ai rencontré à Brescia des ressources humaines de qualité yoo xam ni ci biir mbooloo mi rek tënk nañu un document boo xam ni tey day régler toutes les problématiques de la migration ñi ma fi gis ñëpp ñi fi wax ñëpp lépp lu ñu fi wax jariñ lay nekk. Je félicite en passant sama xarit Malick Sakho moom on se connaît depuis des années tey yàlla daf ñu dajewaat fii tey ci Italie mais balaa may delluwaat ci thème bi dafa am lu ñu ma yóbbante dafa am ko aussi ku tax ma mën a def sa déplacement su ko sañoon tey ñun ñooy ànd muy Bougane Gueye Dany tey su ma teewee fii parce que su ma ko waxul day luru laneen man biñ may woo keroog maa ngi delluwaat Sénégal bi ngeen ko parrainé bis bi mu ne ma écoute professeur il faut nga dem ba démb on avait décidé de partir ensemble ci guddi gi la ñu wut billet mënuma la wax billet bi ñaata la jar ma mujj fanaanee daw ba Paris jóge Paris war a jël un vol boo xam ni su ma ko raté woon tey du ma fi mën a nekk kon je crois que suñuy gërëm man awma mérite mais ki nga xam ni tey moo tax ba ma ñëw fii tey moom la ñuy remercier à travers parce que aussi dama bëgg a leeral à travers un mouvement qui s'appelle Gëm sa bopp qui n'est pas du tout politique parce que damay rappeler ko man du ma politicien on me connaît dans le cadre de la migration tey migration yëngatu Gëm sa bopp nekk une philosophie boo xam ni daf ñuy woo ñu ñëpp pour wax ni de ku nekk am nga cër il faudrait une relecture des choses ñu toogaat xoolaat ba nga xam ni war nañu mën a taxawalee war nañu mën a doxalee dëkk bi war nañu mën a xool quelles sont les problématiques yi ñu am dans la diaspora ñu tënk ko ba nga xam ni ku nekk diñ ci mën a am saafara pour mën a aar immigré yi ñi nga xam ni ñun li ñuy dugal au Sénégal c'est supérieur à l'aide au développement donc loolu la c'est un mouvement c'est une philosophie qui appelle à une relecture des perspectives pour un développement humain durable ma bëggoon ko leeral parce que man du ma politicien moom aussi xamuñu ko ci casquette politicien c'est dans cette optique moom la ma woowee ñu ciy waxtaan ba ma ñëw fii tey di wër ci diaspora bi pour yëgal nit ñi moom li muy dox kon il est bon que ma leeral loolu parce que su ma fi taxawee tey c'est grâce à lui wax na ko mu ngi regretter su sañoon ñun ñoo fi ànd moo tax mu ne ma demal man après en d'autres circonstances dinaa ñëw waxtaan ak waa Brescia voilà loolu laa bëggoon mu leer nit ñi xamee ko noonu aussi su ma fi teewee tey moom moo tax ma teew fi voilà su loolu passé nag migration dafa ancré dans l'esprit des Sénégalais damay wax ni sax c'est une pathologie théorie yëpp dafa feeñ Sénégal nga jël benn théorie familiale bu mu tudd la NEM la nouvelle économie des migrations familiales migration nekkatul sax une décision personnelle c'est une décision collective initiée ci biir couple bi ci biir famille bi dans des moments d'incertitude et d'imperfection des marchés jigéen décidé jigéen jaay alalam na jëkkëram dem jigéen jaay alalam na doomam dem su demee indi ñeneen kon ñooñu tey ñuy dem ba ñoom sax suñu gisul lu ñu xam ñoom ñooy takk seeni tubay au-delà des tâches ménagères suñu xëyee dañuy xëy suñu yeewoo dellusiwaat ñooñu war nañ leen mën a aar war nañ leen mën la defal un statut particulier juridique bi nga xam ni tey daf leen def plus de protection parce que tey jigéen dafa nekk une couche vulnérable dans le domaine de la migration comme xale donc statut boobu moo des tey li tax dañuy tënk rek parce que c'est un thème dafa yaatu li ñu ci mën a wax bari na mais comme nous sommes temps bi daf ñu xocc dañuy tënk rek tey nan la ñu mën a def dëkk bu mel ni Sénégal suñ ko campé sur ça ba jigéen ñi tey ñu mën a nekk le socle de développement du Sénégal mooy tey ñu nekk mën a nekk des partenaires incontournables dans le processus socio-économique du pays parce que dafa am ay évolution tey gis nga y a une fierté ci biir table bi mooy nous avons une consul voilà donc un consul femme donc loolu fierté la xëy na ëllëg ñu am un ministre de la migration femme nous le souhaitons vivement donc tey je crois que
li ñu war a soxla tey nan la ñu fexe ba jigéen ñi ngeen nekk yéen ñu impliquer leen teg des initiatives stratégiques changement de paradigme pour mën a koom-koomu Sénégal ñu impliquer leen ci ba ngeen xam ni yéenay nekk protagonistes yi soo xoolee dëkk yi nga xam ni tey ñoo gën a développé en termes de migration dëkk yi nga xam ni tey li ñuy dugal ci xaalis en termes de fonds migratoires mooy la Chine et l'Inde. Je rappelle, l'Inde occupe la première position avec plus de 62,5 milliards de dollars. Chine tegu ci ñooñu soo xoolee dañoo impliqué seen doom dañu teg des politiques d'intégration structurelle seen doom ci dëkk yu nekk ñun waroon nañ ko mën a réussir avec vous xoolal salle bi les femmes ni ñu solo sànq tubaab boo gis rek ku rombee danaan bello bellissima ay yëre dans le domaine couture dans le domaine de la valorisation de nos produits made in Sénégal man j'ai fait Milan avant may dem Espagne daf naa Milan 1 an j'étais dans les universités bon aw ma woon këyit dama ni cëpp Espagne rek fa laa amee këyit ma dellu si xaw ma station centrale Milan xaw ma ndax léegi am na fa soo musaan wàcc foofu benn chinois moo nekkoon ci bunt bi suñu soxlaa géej foofu la ñuy dem jëndi suñu soxlaa yéet alors que y a les femmes qui sont là toon tey jii war nañu mën a tega des coopératives de production dans le domaine de la transformation ak yeneen nga xam ni tey benn jigéen dootu fekk du liggéey parce que vous avez parlé tout à l'heure des difficultés dans les couples des hommes qui travaillent et des femmes qui ne travaillent pas mais il faut régler ce problème-là il faut régler les processus d'intégration structurelle de ces femmes-là ba nga xam ni kenn dootu fi nekk dootoo amati kayit kenn dootu fi nekk dootoo xëy il faut renforcer les capacités d'adaptation de ces femmes-là parce que l'intégration waa ji wax na ko sànq on ne peut pas parler d'intégration te mënoo déggoo langue bi fekkee jigéen ñi ñu jàng ba mën a dégg langue bi jigéen ñi ñu defal leen des formations quelqu'un l'a dit tout à l'heure parce que lépp y a le volet éducatif et information qui manque nit ñi amuñu information bi ci war jigéen ñi ñu ci bëri fii am nañu ay diplôme yoo xam ni bi ñu ñëwee fii dootu leen jariñ dara yooyu yëpp tey dañu war a neex xeex ba nga xam ni ces diplômes là soient reconnus dans les pays d'accueil mais fii damay dégg bi may doog a ñëw fii ñu ne Italie xaw ma dafay suul ndaanaan y a des gens qui sont là ak ay diplômes mais soo ñëwee fii du la jariñ dara yooyu dafa war a nekk notre combat au niveau des milieux des associations pour que qu'on puisse intégrer ces femmes-là comme vecteurs de développement parce que am na loo xam ni ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp donc yooyu yëpp ba pare xeex faire en sorte que les pays d'accueil ñu ratifier la convention sur les droits des travailleurs et les migrants parce que dëkk yi dañuy wax mais kenn ratifié wu ces conventions là mais loolu suñu état yi ñoo war a jóg wane fulla parce que dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ni li ñuy dugal c'est supérieur à l'aide au développement alors il faut que mu am une politique migratoire qui protège une politique migratoire qui nous assiste quand je dis assister le terme est long il faut assister dans toute la transversalité du mot qui nous protège parce que balaa nga naan naam ne fa loolu suñ ko defee yokkute lay nekk pour le Sénégal yokkute lay nekk pour ñun et dina diminuer les tensions yi nga xam ni tey moo am au sein des familles parce que vous avez parlé des problèmes thème bi ci xale yi c'est un thème très dafa yaatu malheureusement que duñu mën a wax lépp mais vous avez développé ici des aspects fondamentaux yoo xam ni mën nañ ko tënk te du deñ mais dafa am rek lu ma bëggoon rappeler pour brosse tuuti ci thème boobu vous parlez des enfants de l'échec des politiques d'intégration culturelle et structurelle mais dama bëgg a wax ni xam nga ñun judoowuñ fi nous sommes des migrants mais ces enfants qui sont nés ici ñooñu duñu ay immigrés parce que immigré boo jëlee la définition internationale de migrant mooy képp koo xam ni yaa ngi dund di dëkk ci dëkk boo xam ni juddoo woo fa loolu mooy la définition internationale dëkk yi dañu changer la définition internationale dëkk bu mel ni France dafa ni toute personne née étrangère loolu moo tax xale yi c'est pas normal que ñu dëkk fi juddoo fi seen nationalité n'est pas imminente loolu dafa war a nekk suñu combat parce que là c'est contraire à la convention de 1954 sur les apatrides dañuy dem ba xale yi nekk mag voilà les apatrides du moins
donc loolu erreur la convention de 1954 est contraire à l'apatridie mais ñun dañu bàyyi noonu kenn waxuñu ko léegi ces enfants là on a créé benn race mooy des gens qui n'ont jamais immigré et qui sont étrangers loolu erreur la ba tax ni xale yooyu il faut ñu bàyyi xel ni ils vivent ce qu'on appelle un syncrétisme culturel dafa am benn borom xam-xam bu tudd Heidegger mu ne nul ne peut sauter au-dessus de son temps moom mooy nit il faut mu dund jamonoom mais ñun suñu bëggee éduquer ñun suñu bopp man ni ñu ma éduquer ma bëgg éduquer sama doom fii du dem il faudrait qu'on tienne compte de ces facteurs-là maintenant nag teg des mécanismes pour inculquer des valeurs à nos enfants ba nga xam ni on va éviter l'acculturalisme parce que Europe loolu moo ko neex suñu doom yi bokkuñu fenn c'est à nous de nous battre pour ça ces enfants Serigne Cheikh wax na ko Serigne Cheikh waxoon na benn wax nee na nuru sa baay nuru sa jamono moo ko gën kon nag je crois que loolu ça doit nous pousser à une réflexion les pistes de réflexion sont dégagées les responsabilités sont collectives au sein des familles et nous avons une grande part de responsabilité il faudrait que ñu toogaat xool des mécanismes pour mën a fexe suñu doom yooyu du ñu am ay problème parce que du ñu ay gan fii la ñu dëkk ci dëkk bi fii la ñu juddoo même si ñun sax am na ñoo xam ni nous sommes des migrants mais dootuñu ay gan man mii ci laa bokk il y a des migrants il y a une évolution qualitative des migrants qui fait que aujourd'hui am na ay migrants yoo xam ni nekkatuñu ay étrangers ce mooy ñi nga xam ni ils ont la nationalité de pays d'accueil ay immigrés lañu parce que juróom fi mais dootuñu ay gan mais tous suñu nationalité lu mu ñuy jaru ñu dul voyage yi nous avons tous des problèmes je suis professeur universitaire de mathématiques samay diplôme kenn du ko valider ak ñeneen Malick Sakho mi professeur la journaliste ak yeneen donc ñun gis nga le débat vous avez parlé de Brescia dama ciy dellu siwaat Brescia devrait être aujourd'hui moi j'aurais souhaité que Brescia nekk fi nga xam ni moom la ñuy commencer le processus organisationnel de la diaspora pour ëmb ñun suñuy problème pour mën ko saafara am na loo xam ni waratuñ ko d'accord ku ñuy ëmbal suñuy jooy faj ci seen soxla ñëwaat di ñu jooyloo ñun ñoo mën a régler suñu problème c'est à nous de prendre nos responsabilités nous avons tout nous avons des personnes des ressources humaines de qualité nous avons tout ce qu'il faut maintenant quand on implique ces gens-là dans une démarche inclusive ñu waxtaan ay solutions rek mais quand on va dans la diversité du ñu régler dara maa ngi jéggalu je voudrais m'arrêter là maa ngi remercier encore ñi nga xam ni ñoom ñoo organiser initiative bi Baye Diouf encore une fois su ma ñëwee Brescia moom la madame le consul un grand plaisir ñeneen ñi nga xam ni fekk laa leen fi aussi dama leen kii et je dis que vous avez tout pour réussir un grand processus organisation de la diaspora qui va commencer par Brescia et je sais que madame le consul da ciy jàpp je vous remercie ngeen baal ma man seen gan mooy sama gan muy Boubacar Seye mi jóge Sénégal ne naan bismillah wante nag bismillah si sa biir njaboot di féliciter encore une fois les femmes de Brescia si seen vraiment union des cœurs ak bennoo bi ngeen def ngir mën a def seen fête de la femme bii ñuy teewe tey jii discours yi nag neex na lool ndaxte heure bu ma leen dégloo dama ciy bég muy monsieur Moustapha Fall ak Ibrahima Niane di sama ay càmmiñ liñ fi wax yëpp di ay jàngat te mën naa ne lañ fi wax résumé na lu baree bari waaye nag duma nuyoo bi dama beral tamit kenn koo xamante ni gis nañ ay yëngu-yëngum muy monsieur Baye Diouf di ko féliciter di ko encourager ndax dinaa koy suivre lu baree bari di gis ne mu ngi joxe ay information yoo xam ne itam dafa soxal lool askan bi ma leen si remercier bu baax ndaxte boo ko defee ñun ngay jàppale ci wet gi di sant di gërëm nag suñu doyen jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom amaana na moom bu ma ko ci tegee dina ko wasaare ci askan bi muy suñu tonton Cheikh Niang mi toog discours yi nag macha allah mën naa ne Ousmane monsieur Fall résumé na lépp waaye dafa am lenn lu ma jaaxal ndaxte dañu ne dëkk boo ci nekkee amaana na boo ci amulee alal daa ca am sax expérience ñu nekk nag fii ci tubaab yi
ñu nekk fii ci tubaab bi di dem di leen di fekki lu baree bari wante lenn moo ma xaw a jaaxal di nga dugg même bu fekkee ci tubaab bi la di nga dugg salle mu def 900 ba 1000 places waaye boo déggulee doo gis sax weñ bu yëngu kon balaa ñoo wax formation wala intégration nañu njëkk wax seetlu ba pare naka nañu doxalee li fi ñuy tàmbalee nag moo di ne lii waral coow li kenn ku si nekk booy ñëw dangay am ko àndal naam waaye dañ dul bàyyi xel xale yi te coow li boo ko seetloo ci xale yi lay ëppee mbir balaa ngay bëgg mu baax te dañu ne ay yaay nañu tette moo ñu war yar moo ñu war yiir moo ñu war kon fañ koy tàmbalee mooy suñu tànk mooy suñu tuut tànk ñi nga xamante ni moom la ñuy àndal waaye naka ngay jàngal si yow dong lay jàngaanee soriwul de ndax boo ñëwee ci defe naa nit ku nekk boo déplacé woo li nga jógal li la tax a jóg amal na la njëriñ lool kon da nga bëgg booy dellu am loo yóbbaale te boo dégluwul nag doo yóbbaale kon ni ñu dégloo ma leen koy ñaan ngir ñu dégloo mën a yóbbaale dafa am point yu bari yu fi Awa wax mu wax dëgg ndax elle a un peu parlé du rôle de l'institution parce que crise dafa am ñun ñëpp ñu seetlu ko ndax fu ma toog wax naa ko kilifa diine bu ñëw ñaan naa ko nee naa ko conférence yi naam neex na wante mboo góom gi ba léegi kenn xooleegu ko ndax thème conférence dañ wax léeg-léeg di ko seetlu bu baax a baax il y a déchirure et ça il faut le reconnaître dans les ménages monsieur Fall wax na si nag lu baree bare waaye nag monsieur Niane li nga wax dama koy dëggal quand il y a manque de communication dans le couple ça crée toujours des problèmes ak ñi ma ko sañ a wax nag ak ñi ma ko sañ a wax moo di ne ngeen baal ma nag ŋàññu ma jéemuma wax lu kan ndax sama wax dëgg yàlla mais dama bëgg ñu dégloo ma ak xel dañoo nekk ci 21e siècle naam suñ diine may ñu lu baree bare mais est-ce que la diine wax ñu ngi koy doxalee na mu waree ndax parfois problème bi foofu lay jógee dañuy mbubboo diine gi mais di doxalee suñ doxalinu bopp ndax bu fekkee da ngaa yor ay soxna monsieur Niane moo ko wax fa la foofu rek laay développé am ku nekk fii am ku fi nekkut mais bu fekkee ne ki nga nekkal gën laa jege war laa war a mën a jàppale boo ko nëbbee sa bopp mënu laa jàppale kon foog ñuy waxtaan di diisoo te nit boo nekkee ak moom boo bëggee mu jàppale la foog nga am ci moom confiance boobu nag malheureusement ngeen baal ma suñu càmmiñ yi moo manqué ndax la am lépp duñ ko mën a xam fañ la war a mën a jàppalee duñ ko war a mën a xam ba loolu moo tax parfois nit ki day naan non man maa nekk fii ci réew mi maa fiy sonn maa fi nekk ak moom mais lu mu am yónnee na ko Sénégal te fekk demeewul noonu mën-mën bi xëy na yeggul foofu kon nañuy gën di waxtaan di yaatal te diisoog soxna yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër yi ndax bu ñu waxtaanee rek juboo mën naa am ndax même les grandes guerres se terminent toujours par des discussions kon lépp lu mën a waxtaanee amul te lu amul solution amul ndax bépp problème lu mu metti metti bu ñu waxtaanee gis solution te dañ koy trouver toujours mais itam nga wax le rôle de l'institution man foofu balaa ma cee dugg damay njëkk wax le problème de la double nationalité leen rek moo ma metti moo di ne dama nekk yaay am fi njaboot gis ni xale yi di doxalee yàlla dugal ma ci consulat bi ma xalaat ne war nañ am lu ñu jàppale ñu créer fa un cadre juridique créer fa service social lenn rek mooy am balaa problème yi di yegg si au niveau du consulat fekk tribunal juge na ba pare ça crée un autre problème wóolu nañu assistante tubaab bi wante wóoluwuñu consulat général bu Milan naka nañu fajee problème yi bu fekkee xamuñu ko yëguñu ko c'est déjà un problème de deux ñu wax la ne problème am na nga oote bëgg a lijjanti problème parce que institution bi am na gëdd am na baat te fu mu oote dañ koy uyu ñu ne la dafa am nationalité italienne tu as les mains liées loo nekk sénégalais tu es en terre italienne
tu as une nationalité italienne italien bi teg la loxo sénégalais bi du ci gaaw a am baat bu bari. Et malheureusement foofu la ñaan di waxee ne il faut ñu gëstu aussi xam quels sont les avantages et les inconvénients de la double nationalité en terre italienne. naam am na fenn foo xamante ni amal nañu njëriñ mais am na foo xam ne itam daf ñuy gàllankoor ci benn côté il faut que nit ñi jéem koo xaw a comprendre. te affaire assistance sociale yi Awa Kane du ma bàyyi du ma weddi ndax moom si lay liggéey xam na ko bu baax problème yi yëpp fa lay tàmbalee muy carabinieri di assistance sociale yi problème yëpp ñoo koy wax yow da ngeen naan damay dem uti ji ndimbal ñu lay suivre di la topp suivre boobu ñu lay topp nga yaakaar ne dañ lay dimbale te yàlla rek tax tubaab bi du maye ci neen lu mu la may rek am na lu mu lay dencal. te bés bu nangoo si doom comme il l'a si bien dit mënatuñ ci dara day métti parfois bi duñ ne mënuñu si ndax dañeen jéem toujours mais le processus day toujours dafay gudd te day gudd mais nag nañuy waxtaan moo tax ma ne leen toujours buy bu tojul kenn du ko mën a jëriñoo il est vrai que dañ ñoo yar si sutura ak ci mën di nëppal ay problème mais parfois problème da nga ko war a wax fa nga ko war a waxee ak ña nga ko war a waxal ñu trouver des solutions mais boo ko nëppalee ba mu ëpp la loxo solution dina xaw a jafe te ñun nag quoi qu'on puisse dire dañoo am suñu culture te nuroowuñu ak tubaab bi moo di yàlla daf ñu suturaal ñu am fi ay mag te di leen déggal rus leen lool kon problème bu amee comité des sages bi fi amoon te yaakaar naa Brescia ñun amoon nañ comité des sages si je ne me trompe te ñu ngi exister nañ jéem a xool naka la association bi war a mën a liggéeyaat ba comité des sages boobu noonu su problème yi amee ak institution bi ñu war cee war a mën a liggéey laata muy yegg ci tribunal ndax tribunal wax dëgg yàlla moo war a nekk le dernier recours man je dis toujours que ne quand il y a un problème dans un ménage muy diggante papa ak doom wala diggante jëkkër ak jabar bu yeggee au niveau du tribunal rek y a échec kon dañu war a def tout ba moytu échec boobu laata muy yegg au niveau du tribunal waxtaanee ko suñu biir tamit waxtaanee nañ ci war a mën a am solution. te pour la formation d'ailleurs il y a pas longtemps il y a deux jours de cela on était avec monsieur Fall pour mën a coordonner les associations au niveau de Brescia et je crois que ne waxoon nañ ko lu mel nii la formation et l'éducation et doolu dee daal di dugg si rôle yi nga xamante ni dañ koy mujj après confier ko au coordinamento des associations mu bokk ci feuille de route am ndax wax nañ ko fi y a les possibilités au lieu ñu nangu xale yi di ko jox tubaab yi nangu ko di ko jox les familles sénégalaises mais nag lenn moo ci problème te ça il faut le reconnaître parce que en son temps on avait essayé moo di ne tubaab sénégalais bi dafa am benn ay préjugés da ngeen naan toujours lu tax xale bii dëng ma war ko dugal sama biir njaboot dañ war a dépasser loolu ndax même bu dara ay jullit nañu ndax kii dëng da nga ko war a jàppale su fekkee yàlla may na la kattan gi ak ndimbal gi nga xamante ni mën nga redresser da ngay jàppale sa moroomu jullit redresser ko ndax nag doom ñëpp a koy jur waaye kenn xamul ban nga si jëriñoo kon doom yëpp a yem kon nañu am laabir googu am yaatu googu am ubbeeku boobu ba tubaab bi moom bu ne nangu jël doom étranger yi dugal ko ci biir njabootam mu jaxasoog moom ñu jël suñu ay doom jaxasoog ak suñu ay doom defaraat leen jàppale leen parce que nag dafa neex rek de am na benn ñàkk bu ko waxoon mu dugg ci bus bi tubaab bi di foye doom ji mu ne ko lâchalo mu ne ko lu tax mu ne ko piccolo piccolo bello 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 ma grande grande stranieri vai casa tua wax na ko dëgg wax na ko dëgg bon soo nekkee xale ñu bëgg la waaye soo màggee ñu la dellu sa dëkk kon nañu fonk suñu xeet fonk suñu deret jàppale suñu ay doom te nag encouragé leen ci njàng mi loolu nag wax dëgg yàlla parents yi laa koy wax xale yi nañ leen pousser seen njàng nu mu gën a soree moo gën parce que nag tubaab bi gënul doomu sénégalais bi tubaab bi ëppul xel doomu sénégalais bi te lañu jàng ci biir école bi benn jàng-jàng la bon ma leen sant di leen gërëm xëy na li ñu bëggoon wax bari na mais temps bi mayeewu ko wala xëy na jotaay gi mayeewu ko mais du ñàkk dañ defaat yeneen panel
defaat yeneen jotaay jàkkaarloowaat gën a xóotal affaire yi gën see waxtaanaat ndax après tout askan bi la après tout njaboot gi la te ñun ñoo fi yoon njaboot gi njaboot gaa ngi màgg ma leen wax rek bonne continuation et bonne fête merci. mbokku Brescia maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyu bi sunu kilifa sunu sœur madame la consul lay wax parce que moom yàgg naa ko dégg muy wax ne moom elle préfère ñu ooyee que madame la consul et non le consul muy wone wax dëgg yàlla rôle bi nga xam ne mi ngi koy yore fii ci communauté bi di rafetlu di ko wax baaleen ñu àq parce que man fu ma tasee kilifa communauté sénégalaise dama koy ñaan mu baaleel ñu àq parce que xam ne jiite ñu ñun sénégalais yi du lu yomb kon nag ci seen tur maa ngi koy baalu àq di nuyu aussi wax dëgg yàlla mon ami mon frère Boubacar Seye yàlla def ñu boole ñu xeex sur la diaspora depuis des années foog naa ne mën na 5 ans 4 ans ñuy déggante toujours ci téléphone ci WhatsApp ci Messenger ba yàlla def il y a 15 jours de cela mu ñëw fa ca laa dooroon gisee ak moom bi nga xam ne gisee naag moom mu tombé réunion assemblée générale bu ASBP te président Aliou Ba jiite ko mu invité ma ci ma ne ko comme da nga ñëw kaay ñu dem fekk ci boole ñëwoon na avant cela 4 ou 3 jours avant ñëwoon na sax Brescia di wane rek Brescia lim attiré dans la population sénégalaise parce que wax dëgg yàlla ñu nekk Sénégal Brescia ndax peut-être ci histoire day wone le rôle de la ville de Brescia et le rôle de la communauté sénégalaise à Brescia ci immigration Italie yëpp donc di kontaan trop tey bi ma soxna Soda Waar waxee ne daf koy invité boobu moom sax mu nga tolloon Madrid yeggaguloon Dakar yàlla dëggal loolu ba mu ñëwaat parce que wax dëgg yàlla Boubacar liggéeyam yëpp ci mbirum diaspora la te wax dëgg yàlla wax ju rafet rek la ciy wax ji defar xam naa ne yéeneem mooy doole ji nga xam ne doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew war nañ ko am mu yokk loolu xam naa ne yéeneem la ci biir su loolu pare may gërëm ñi nga xam ne muy notre frère Cheikh Nia moom it taxawaayam ci communauté bi ci association yi xam nañ ko ak ci daayira yi mu ànd ak tamit mon frère Modou Mbow mu nekk jëwriñ kër Serigne Touba bi nekk fii ci Pontevico waaye nag damay bëgg a dellu si waat rek ci waxtaan wi nga xam ne suñ xarit tamit Moustapha Fall ak suñ xarit Ibrahima Niane ak notre sœur Awa Kane jot nañ ko wax ci mbirum ci seen xam-xam ci mbirum vie des familles alors téléphone soo bos la wala sa bos alors waaw maa ngi jégalu donc du ma dellu si ci xam-xam bi nga xam ne indi nañ ko ñoom ci problématique famille sénégalaise jot nañ ci jox ay recommandations yu très intéressantes surtout nag problème yi xale mineur yi nga xam ne moo nekk problème bu mag ci communauté bi te saa yu ma yeewoo man dina ci jot ay informations yoo xam ne lu doy waar la lenn rek laa ci yokk te am na ko ci wax moo di ne yéen jigéen ñi dëgg yàlla fexe leen di éviter di am problème ci couple yi ak góor ñi parce que lu ci bëri tamit peut-être erreur yi ci ñun lay jógee dafa am il y a 15 jours
benn waay ooma ne ma te ndekete yow problème bi du benn ne ma moom daal dafa am problème ak jabaram ndaxte jabaram ji saa yu fayee ko assegno familial jabar ji di ko laaj ba mu nar a tas sëyam ma ne ko ah mais yow assegno familial est-ce que xam nga yow ak sa soxna yéen a ko bokk parce que day signé mu signé parce que su signé wul duñ la ko mën fay mu ne ma waaw mais man la ca kër ga yëpp maa koy def maay fay courant maay fay lépp moom man ko day liggéey mu ne ma noo liggéeyul ba noppi dama koy may yi temps argent de poche ma ne ko ah mais sa waay assegno familial bi ngay fayeeku peut-être foog naa motul sax 200 euros loolu su naree tas sa sëy est-ce que doy na waar ma ne ko touché li tubaab di wax touché jigéen ba toog ca këram tamit bëgg na touché peut-être la nga koy jox peut-être ay soxla boppam la mais nag moom peut-être soxna loo xam ne war na ci yónnee yaayam wala war na ci dox boppam te du laaj ma ne ko nag soo bañee sa sëy tas ngir yàlla soo mënul partager ak moom assegno familial boobu yëkkati ko fayeeku jox ko parce que saa yoo fayeeku parce que ba ngay signé moom it dafa signé loolu dama koy wax rek pour wane wax dëgg yàlla problématique yi nga xam ne mooy am ci couple yi bëri na du ma ci dellu si yëpp ñaareel ba mu am il y a 15 jours tamit ma waxtaan ak benn sëriñ Mbàkke bu nekk Borgamanero ñu koy wax sëriñ Mouhamadan Mbàkke mu wax ma wax joo xam ne wax dëgg yàlla waxi xam-xam la parce que daf ma ne mais pourquoi sénégalais yi suñuy sëy dem ci sëriñ si mais nag suñ amee problème duñ dellu ci sëriñ si muy problème bu mag tamit madame la consul wax na ko léegi comité des sages yooyu il faut ñu mettre en place association yi il faut que ñu mettre en place li ñuy wax service de médiation sociale su may wax association yi mais aussi daayira yi parce que nag comme ni ñu ko bëri waxee comme ni ko Ibrahima Niane wala Moustapha Fall fanaa ñu ko wax assistants sociaux yi duñ pour dimbale famille yi assistants sociaux yi duñu régler problème yi sëy yi assistants sociaux yi auxiliaire de justice maanaam tribunal lañ fi représenté ak communes yi donc rien n'empêche association yi am structure ay kilifa yu mel ni sëñ Modou yu mel ni sëñ Cheikh Niang nga xam ne sëy yi su amee problème peut-être ci góor gi la peut-être ci jigéen ji la dañuy def appel à ñoom pour ñu ñëm dem di def médiation sociale li ma leen di wax bi may dugg ci tey léegi ci salle bi fii association la ab association moo ko moom ñu tudd ACLI am nañ benn sportello man ma photo naa ko léegi ci entrée bi ñu tuddee ko Donne e Famiglia loolu lu tax ñu mettre ko en place noonu ñu ko mettre en place war naa ne association yi war nañ ko mettre en place maanaam jigéen ñi suñ amee problème ak seen jëkkër au lieu que ñuy dem directement ci assistants sociaux yi ñu jël ay nit ñoo xam ne kilifa lañ aussi am nañ seen xam-xam màcc na ci mbirum loi dëkk bi pour ñu dem jéem a defarlu moo gën parce que dem ak sa jëkkër tribunal wala dem ak sa jëkkër police parfois peut-être am na fu muy toll luy naqaree defaat la parce que ñëpp xam nañ ne gis naa fi ay góor yoo xam ne dañoo xuloog seen jëkkër rek peut-être waa ji yuuxu leen ñu dem dénoncer ko kooku non seulement su amul carte de séjour na pour mu am ko dina jafe ñaareel ba pour mu am citadinance dina peut-être su fekkoon ne médiation am na ci ay kilifa yooyu dañ ko war a utiliser parce que suñ réew loolu lañ xam suñu réew sëy yu bëri su naree yàqu ay kilifa ñooy jóg di ko dox loolu suñ aada la ba noppi war nañ koo jël. ñu dem 1911 jigéeni Europe dajaloo ni war na noo ànd booloo ndax li nga xam ne ñoo ko moom ñu dinu ko delloo ñu dem 1914 lépp 8 mars laa leen di wax bu njëkk bi rek moo dul woon 8 mars parce que mois d'août la woon bu 1910 bi nu demee 1914 jigéenu Allemagne dajaloo ni ñun danoo war a wote comme ji góor ñi ban jox leen suñu droit de vote
bi tax nag ñu gën koo dëgëral ba tax ñuy wax parce que ñëpp defe nañu loolu moo indi le 8 mars mooy le 8 mars 1917 bi jigéen ñi nekk Saint-Pétersbourg muy benn dëkk bu mag dëkk industriel bu nekk ci Russie taxaw def grève ci conditions yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ci bis boobu ci la Lénine mi nga xam ni moo jiite woon dëkk ba ci 1921 décrété 8 mars pour bisu jigéen ñi. ñu dem ba 1945 ñu ne doon wax pays de l'Est yi mooy pays yi nga xam ne dañu ay pays communistes lañu wala ay pays socialistes ñoom boole seeni jigéen ni leen bis naka tey la 8 mars yéen a ko moom. mbootaayu xeet yi nekk ba 1977 mu dajaloo waxtaan wote ni 8 mars mooy journée internationale de la femme loolu moo tax 8 mars bi tas nag ci àdduna bi ñu wëlbati ko moom. jigéeni France sax def nañ ko en 1982 ñoom jóg nañu ànd dajaloo pour ñoom itam 8 mars ñu moomal ko seen bopp ndax France ci boppam ci ay institution def loo xam ne daf koy yokk ca fële. bon nag jigéenu Sénégal dama leen di dégg bis bu nekk ñu ni ku fi baax jigéenu ko jur baal nañu leen gaa bu ngeen nu waxee loolu bon ñun ñi fi bon xanaa ñun ñooy seen ndey ñun góor ñi xanaa ñooy seen ndey réew mi ku fi juddu jigéen la. ndax bu bàyyi deewoo nit du tee ñu juddu bon da ngeen am cër bu am solo waxuma sax am solo cër bi gën a rëy yéen a ko yor waaye da ngeen ci war a boole lii nga xam ni seeni nawle ñoo ko defoon parce que kenn ku ci nekk ci dëkk yi nu lim yépp def nañu ay revendications yoo xamee ni tax na réew ma jëm kanam te lépp lu ngeen porté ndax yéen a nu mën ci loolu ànd dajaloo booloo def dara yéen a nu ci mën combat yi nu war a porté. damay ñaan ngeen jóg di ko porter bi jiitu mooy soxna Awa Kane wax na ko sànq Ibrahima Ñaan wax ci Moustapha Fall wax ci ñi ma jiitu ñëpp wax nañ ci raw ci nag conditions yi nga xam ni Boubacar wax na leen ko na ngeen jóg ci li nga xamee ni mooy le couple na ngeen jóg ci li nga xamee ni mooy la famille te bu ngeen ci jógee association yi fi nekk maa ngi leen di ñaan ñu xoolaat seeni structure ba ubbi ci place bu yaatu boo xamee ni jigéen ñi ci seeni revendication jigéen ñi seeni jafe-jafe jigéen ñi ki seen problème ci biir kër seen problème ci doom yi dinañ ci mën a jàpp bu baax a baax a baax. maa ngi daaneel nag di sant ki nga xamee ni moom la yàlla def tey jataay bi ak réew mii ñu nekk nord d'Italie bi yépp mooy sunu kilifa ndax mooy représenté réew mi nga xamee ni fa la ñu jóge dama koy fàttali bis bu nekk dama leen bëgg wax ni sunu autorité yi nekk fii sunu pañe nen lañu bu nu sàmmee pañe nen bi dinañ ci omelette dinañ ci boofal mu tojtal ay cuuj dinañ ci def yeneeni mbir dinañ ci def gâteau dinañ ci def leneen waaye bu fekkee ñun ki sunu bopp ñooy football pañe nen bi pour ñu mën cee am omelette wala ñu war cee am leneen danañu jafe ñëpp ànd nag nekk benn jafe na waaye nanu fexe ci biir mbootaay yi ak nii ngeen def ba xalaat bis bu mel nii ñu di ci góorgóorlu te incha allah rabbi yaakaar naa ni góor ñi duñu des gannaaw te fépp fu ngeen jëm danañ fa taxaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Encore une fois merci monsieur Boubacar Seye wax dëgg yàlla waxtaan gi macha allah neex na lool mais si sa biir kàddu dafa am yu discours lu bari loo ci wax ma bëgg la ko firndeel ndax je porte aussi la voix de Brescia di la xamal ne fii dañ ñun Brescia dafa am loo xamante ne toujours ma wax ko sëriñ bee fi ñaan te dañ koy santé bu baax ndaxte yàlla daf ñoo suturaal ci lu bari. Alors pour les enfants heureusement que les associations sont très bien organisées et il y a des écoles coraniques à Brescia et beaucoup d'ailleurs. kon xale yi ñàkkuñu culture ñu ngi leen di jàngal seen culture ndax parents yi nag naxasaay dañoo laxasaayu xam fu ñu bokk bëgg cee boole xale yi. Il est vrai que ça je le dis souvent les enfants d'ici les enfants qui sont nés ici ne sont pas certes des émigrés mais lay tax xale bi xam ne moom du émigré
dafa am loo xamante ni le rôle fondamental revient aux parents. Pourquoi? xale bi bu jàngi jee dina toog ci dëkk bi toute l'année scolaire xëy na Sénégal bu fa demee 1 mois 2 mois la fay nekk ñu ne dem fa pour les vacances su yeggee Sénégal ñu ne ak tubaab bi bu toogee fii nekk à l'école ñu ne ko straniero kon parents yi ñoo war a def te loolu ñu ngi siy jàmbat di si nàmpatal xale yi ba loolu moo tax école coranique yi di pulluler ñu xamal leen ne même su fekkee ne fi ngeen juddoo yàgg du ngeen mës a doon ay tubaab ay sénégalais ngeen te je crois que xale yi fii nii dinañ ma waa Brescia dinañ ma ci wax ndax chaque année y a des conférences te xale yu fi toog je prends un exemple koo xamante ni sama doom la ma xam ko bu baax mu nga nee toog di sopp caam lu alxuraan di xóot saar boo ko jox mu taril la ko macha allah côté boobu ñu si kii bu baax te les femmes ici il est vrai que les femmes doivent travailler mais moom laa wax dans mon speech bi ma njëkkee jël la parole est-ce que les hommes sont prêts à laisser une certaine liberté aux femmes? Voilà la question. ndax jigéen ñi nag ñu am jom nañu ñu bëgg liggéey nañu mais ndax mel leen opportunité ñu liggéey loolu moo tax sànq ñu indi le problème de la communication dans le couple mais ñaan suñu càmmiñ yi suñu papi yi suñu kilifa yi ñu gën a ubbiwaat seeni xel yaatal jigéen ñi ndax lépp a ngi ci loxo jigéen et c'est pas pour rien que le président de la République a mis les femmes au cœur de son plan Sénégal émergent. Et c'est pas pour rien que c'est vous qui l'avez dit. Certes, je suis la première consul générale de l'histoire du Sénégal. ma ko ciy félicité nag bu baax a baax mais nag du man Brescia ko moom du man Italie ñoo ko moom et dama leen koy delloo à chaque fois que de besoin. jigéen ñi am nañ potentiel et lii ñu tàmbali nii déjà ma leen si félicité ñi nga xamante ni les initiatrices muy di ne mooy dans un premier temps booloo xam ñun ñooy ñan ànd nekk benn yëkkatee ndoor dóorandoor comme vous le dites gëm sa bopp te waa Brescia na dañoo gëm seen bopp de am déet fii kenn ku si nekk am na looy def les Chinois certes commencé nañ mais xëy na peut-être c'est votre première ou deuxième fois mais am na ñoo xamante ni fii dañoo organiser wu et il y a des femmes qui sont là ñu ngi y a par exemple les femmes de Treviso organiser wu am une boutique lépp lu chinois bi di jaay ñoom ñoo koy jaay di ko ëlbatiku di ko jaayaat la communauté et cette centrale là on en a toujours parlé et c'est encore dans les projets mais femmes yi nañuy xaar ñu am boobu volonté il y en a qui ont déjà initié et je crois que dina law dans toute l'Italie les projets sont là les femmes ont la volonté nañ leen encadrer dans un discours bi nga xamante ni moo leen jëmal te bañ di leen wax yenn discours yi nga xamante ni parce que lépp lu ñu fa wax am na fi tax Brescia y a tout hein et ça il faut le reconnaître mais nag xëy na xam-xam bi nga yoruma ko mais je crois que jëf di nekk biir Brescia fi na ne waa Brescia ñoom macha allah yoon bu ñu leen oo rek fekk na ne ñoom taxaw nañ ci ba pare te dañ leen ci encadrer ndax l'institution est là que pour encadrer protéger assister comme vous l'avez si bien dit je vous remercie. ñoo ngi nuyoo ñi nga xamante ne ni commencement bi fekku leen fi woon di leen ziar di leen jaajëfal ci teewaay bi di kontaan lool ndax woote ñu wuy si la dafa neex Brescia wax dëgg yàlla amuñu seen fay parce que lu fi waay commencé rek ñëpp ànd koog moom ba mu jeex kon yéen waa Brescia ak li ko wër gàcce ngaalaama ñoo ngi gërëm ñi ci taabal jépp commencé ko ci notre consul général Rokhaya Batouré Boubacar Seye Soxna Awa Ibrahima Niane Moustapha Fall Baye Cheikh Niang ak sëñ Modou Mbow ak président association yépp yi nga xamante ne nii teew si nañ fi nag ku lim juum waaye nag li olof di wax naan ku wol mburu tuddub dëkk yéen a may privilège jox ma kàddu gi du ñàkk ma wax sama président muy Aliou Ba mi nga xamante ni vraiment du guddi du bëccëg ak Seydina mi nga xamante ni woo nañ ko guddi woo ko bëccëg woo ko réunion woo ko lu ne kon ñoo ngi gërëm ñëpp ak association yi fi teew yëpp jigéen ñi limoon naa leen sànq
ñoo ngi sant ñëpp du ñëw tuuti li nga xamante ni mooy sujet bi ndax dama sujet bi day sama sujet bu nu waxee immigration man dama tànn xale yi depuis toujours muy sama bataayu bopp li ma ciy xeex mooy xale yi ñuy jël di ko dénkaane waxuma xale yi ñuy nangu de man xale yi ñuy nangu du sama problème parce que boobu problème bi dañuy dépassé mais problème bi nga xamante ni problème amul ñun jigéen ñi ñoo jël suñu doom jël suñu xaritu tubaab di ko dénk te kenn amagu fi sa xaritu tubaab nag ba mu dénk la doomam dem fenn amul ñun rek ñooy jël suñu doom naan ma nga ca bàjjanam ma nga ca maamam ziyaama ko yóbbu une semaine ba chaque week-end laa ciy jot sama tubaab bi daa baax tubaab baaxul baax benn ba nga xamante ni jël na doomam di ko dénk kenn kon comme dénkuñu sunu doom li nu séq ak ñoom nañ ko séq ak ñun ndax nit bu ngeen li ma waxoon nit bu ngeen bokkul diine bokku leen aada bu la yaralee rek nga am loo naqari kon problème yi ci ñun lay commencé ndax dara amu fa ñun ñu koy lijjanti kon nanu gën a góorgóorlu ci sunu doom yi di ko téye ku ci mënatu la téye na nga yóbbu Sénégal ndax la nga dunde ba toll nii nga toll vraiment sa doom mën na koo dunde naan aw ma ku ma yoral Sénégal man dama ko su ma ko déggee damay tiit vraiment ñun ñëpp war nañoo gën a góorgóorlu jàpp suñu doom yi téye leen bu baax a baax ndaxte man ba ma demee ci maire ci tubaab bi fa liggéeyee taawam bu góor am plus de 60 ans bu samedi mooy xëy si ci maire bi bu fay xëy si jaar ndugg bu nduggee ba pare indil ko escontrino bi li muy lekk yaayam di ci lekk bu nduggee ba pare indil ko escontrino bi teg ko ci taabal ji yaayam ubbi portefeuille am fay ko ko ku defalul loolu ndey ji nga jur bu la nee dalay teel sa doom dalam leneen da leneen lu ci bëgg nanu gën a góorgóorlu jàpp ci sunu doom yi sunu bis bii nu xeexal nag ban jot ci bu nu mujjee poussé mu réer te fii defe naa ku fi mujjee poussé bu mu réer nekku fi ndax kenn ñi fi toog la plupart ku ci xëyul xëy nga ba wàcc mbaa xëy na jafe-jafe réew mi tax xëyoo mais ñépp ngi ci waar kon jaa ngeen jëf kontaan nanu lool bëgg nañu lool ci ñépp nag kontaan nañu yàlla na yàlla kontaan Maam Jaara Faam woote na fi wax ni ko tee muy ay jafe-jafe mu nekk ca Sénégal mu ni ma bëggoon na koo teewee lool ba nga xamante ne ni mais yabal na fi ku mel ni Babacar yabal fi ku toll ni Maam Jaara kon ñooñu buñ fi teewee teewal nañ ko kon tamit ñoo ngi koy jaajëfal di kontaan ci moom Bougane tamit yabal na fi ki nga xamante ni mooy Boubacar dafa ni ma Soda mun bu ma ñëwee Bougane ma indi ma ne ko Boubacar yow yaa fi indi Bougane loolu laa ko wax mi ngi nii ma ne ko bu fi Bougane ñëwee c'est grâce à vous yow la ñu toog vraiment seetaan la nga wax loo xamante ni lu am lu am fayda la loo xamante ni sunu njariñ la ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di immigré moo tax ñu tànn la ba def la ki nga ci ñuy conférenceal kon yow yaa fi indi Bougane kon jaajëf te vraiment amu ci lenn loo xamante ne ni lu ni réccu la kon jaa ngeen jëf maa ngi jégalu baax gaa ñi nee na naa ko yemale ndax tama yi dama ne li ngeen may def la mais xaw ma ci dara mais jamono dafay dox ba li maître monsieur Babacar Seye wax dañu une organisationnelle autour de l'immigration boo xam ne dafay am Brescia Ibrahima wax ne au niveau de Brescia lépp fi la amee am nañ consul am nañ député am nañ syndicaliste am nañ leneen pourquoi pas duñu am ku fi nekk loolu moo tax man sampuma sama bopp immigré yi nekk Brescia yépp ñoo dajaloo na heure bi jot na ñu am un conseil au niveau de la municipalité ñu am ay nit ñoo xam ne dañoo bëggoon a samp mais bu ñu defee def sondage yi sama tur lañ génn pour ma mun a ànd ak ñoom dem ci conseil communal bi loolu nag man du sama mérite Sénégal bi yépp la ci kaw loolu nag kuy bay da ngay bay fi nga xam ne ci sa weewu tànk mënumaa jóg di dem foofu te yéen du ngeen ko yëg du ngeen ci ànd ak man dama ci jàppale te loolu bu amee dafay am reete boo xam ne dafay nekk lien boo xam ne Sénégal lay tàmbalee ba fii benn yoon lay nekk lépp loo xam ne dañ koo bëgg dina mun a nekk lépp loo xam ne buñ ko sumbee dina mun a daanu te li ñuy wax fii ci jigéen ñi wax fii ci xale yi wax fii ci couple yi bu loolu amee automatiquement jàppalante lay nekk ba loolu day mun a nekk ci kaw loolu nag maa ngi dagaan ñëpp koo xam ne Brescia nga dëkk vote bi ñi ngi koy def le 10 juin
koo xam nga am nga nationalité maa ngi lay dagaan nga votel ma voteloo ma mais Sénégal ngay voteloo ma mais askanu immigration multi ethnique ngay woneel li naan la diaspora sénégalaise tey dañ koy tëb dañ naan la diaspora boo xam ne multi ethnique lay nekk loolu nag bu amee dina nekk ndamu Sénégal dina nekk Afrique dina nekk leneen muy Afrique muy Orient muy États-Unis muy feneen ñëpp dañoo jublu ci loolu moo mun a nekk maa ngi remercier ñëpp bala moo deexal nag dafa am ay nit ñoo xam ne il faut que ma wax leen gàcce ngalaama parce que Cheikh Niang dafa wax moom moo ko njëkk a xamal mu ne ma Momar demal doo ci wéet kooku baat bu rëy la Momar demal doo ci wéet ci kaw loolu nag madame la consul yow la ñuy njëkk ñaan loolu ndax buñ ko amee namu Sénégal la sa liggéey dinañ la ci jàppale liggéey askan gi dinañ ci jàpp lépp loo xam ne oyofoon na buñ ko àndee ñun ñëpp ak li ñu fi nekk dina mën a oyof bon buñ la soxlaa parce que peut-être mun nañ dem ba campagne boo xam ne yaa koy tëj buñ ñëwee soxla la ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñuy ñëw ñu tëjal ñu loolu. ñi ngi ñaan Ibrahima ak Moustapha ñooñu du ma leen wax parce que ñoom ñooy man may moom parce que mënoon nañoo dem ba pare te du ko wax mais automatiquement ñoom xam nañ na ñoom man may man ñoom ñaar ñoom wax lañ ko maître monsieur Sey bu subaa aussi loolu buñ ci àndee ñoo ci ànd dox ko mënuma tëj nag parce que da ngeen ne organisation ak ànd nekk benn gi nga ñi nekk ci table bi ci ginnaaw ñëpp ay kilifa lañ ay président d'association lañ te ñi ngi dox loo xam ne mooy kaset dañoo bëgg mu taxaw jàppale askan bi jàppale jigéen ñi jàppale xale yi yéen tam maa ngi lay ñaan bu fekkee dañuy ànd ñu ànd def loolu mu nekk ndamul Sénégal je vous remercie infiniment. na metti waay waaw waaw yaay màgget kaay consul bu ñaawal bi garmi la garmi nga garmi la garmi la garmi nga roxo ya manoo ñaaw yaay séeri saal roxo ya manoo ñaaw sunu consul bu ñaawul bi roxo ya manoo ñaaw roxo ya laay way baaba la manoo ñaaw séeri saal a ngi consul bi manoo ñaaw moom ne garmi la way la garmi la way leen la garmi la way leen yéen jigéen ñi réew mi jàngeen jëf ni gàcce ngalaama yéen jigéen ñi réew mi góor yi réew mi yóbbu luñ leen daal yéen jigéen ñi réew mi jàngeen jëf ni gàcce ngalaama yéen jigéen ñi réew mi te yëpp koo xam ne jigéen la rek macha allah liggéey soxna Jaara liggéey bu am solo ci kër Sëñ Touba gi muy tànn soxna Ami Samb ñu ngi koy woo mu ñëw jël diplôme am macha allah tànn soxna Ami waaw. ne bala ma ñeño bala mañ sa mata di way bala mañ sa i borom urus waaw 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 ne bala ma ñeño bala mañ sa mata di way bala mañ sa borom urus e way ana walu men
fu ngeen ne sa néegu yaay dundooy wallaay kenn bañu ko waa ki mooy Ami Sarr moom la ñuy jox diplôme encouragement waa ñu leen xale yu yaru xale yoo xam ne dañoo jàng ba tey ñu leen sargal fii tàcc leen bu baax xale yi yéen jigéen yi réew mi jàngi jëf di gàcce ngalaama asalaamaaleykum waa Brescia asalaamaaleykum mboolem association yi fi tase maa ngi sant bu baax a baax maag jigéen ñi fi toog tey ngeen di leen sargal ñu ngi leen di delloo nuyo bi di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo initié bés bi rafet na taaru na wax ngeen fi it lu am solo ñu ngi nuyu it ki nga xamee ne tey moo fi taxawal institution Sénégal muy madame la consul Rokhaya Ba Touré ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax li mu fi wax am na solo ñuy ñaan yàlla nag sargal bii ngeen sargal jigéen ñi ak nii Brescia tase yàgg ko tase yal nay lu am njariñ yal nay lu am suivi mboolem ñu fi taxaw rek gërëm nañ leen sant leen mboolem association yi tax ba bés bi am sant nañ leen gërëm leen mboolem ñu fi sargal kon nag yaakaar naa daal tey ku fi jógee di nga am loo mën a yóbbu ndax li ñu fi dégagé am na njariñ am na solo ci askan wi te yaakaar naa ne bu ñu fi jógee bu ñu ko tënkee ci ay kayit dina jariñ nit ñu bu baax a baax a baax mboolem koo leen fi sargal nag mi ngi leen di gërëm bu am commencement waaye amul fu mu yem jëreen jëf merci beaucoup